salaamaaleykum suñu mbokk internet yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di présenté waat man la Abdou Karim Gueye ngeen gën ma xam ci Karim Xumbaax Karim du mouvement nitu dëgg ñu dellu si waat tey rek ci seen émission 30 minutes ensemble kon ni ñu koy defee ci semaine bu jot di leen di waxtaan ak yéen ci jafe-jafe yi ak actualité Sénégal ak li nga xamante ni moom la ñu war a souligner bàyyi ko xel ah ñun ñëpp ñu bokk ci gëstu di ñaan yàlla rek ba ñu fa wax lu ñuy xeebee. tey nag 30 minutes ensemble dafa ñëw pour waxtaan ak yéen ci wàllu homosexualité maanaam wàllu ngóor jigéen dañ koy jiital d'abord ci wàllu valeur ku ne xam nga ni mooy li nga xamante ne nii ku ne valeur laal diine mooy comme li ñuy wax ni loo xam ni dafa nekk loo xam ni lépp muy aada ak cosaan wala lépp loo xam ni dafay jóge ci nit ñi ci seen jikko yi nga xam ne moo tax yàlla wàccee yonent yi moo tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee diine islam loolu la indi yonent yi loolu lañu indi woon muy defar nit seen jikko Sénégal nekk réew moo xam ni réew mu ñu xam la ci valeur réew mu am doole la ci wàllu valeur réew mu dëgër la dëkkum Serigne Touba nga xam ni bis bu jot bu ñu waxee damay dégg souvent ñu naan Serigne Touba dafa ni bañ tubaab dana jaamu yàlla am ñu koy weddi man ma ni bis bu jot wax jooju àdduna da koy leeral ni Serigne Touba lii la doon wax. bu ñu jógee ci loolu ñu tey bu ma ñëw ci wàllu homosexuel d'abord ni ma ko waxee en parenthèse par exemple damay wax ci homosexualité wax ci éducation sexuelle yi nga xamante ni tubaab bi moom lañ door léegi ne dañ koy dugal ci njàngum xale yi. nañ fi am ay quelques propos yoo xam ne dañu koy door d'abord ci wàllu ay intervenants yoo xam ne dañu leen dégg ñu expliquer ci wàllu góor jigéen Sénégal ni mu demee ak fi mu toll. Sénégal nag dañu négliger lu doy waar loo xam ni dañ ko gis mu ne fi ñu mel ni nekku fi parce que ci wàllu këyit ci wàllu loi code pénal loi article 319 dafa punir homosexualité alinéa 66 16 dafa wax depuis 1966 que. homosexualité dañ ko interdire c'est à punir dañ lay tëj bu ñu la ci jàppee mooy acte contre nature bi nga xamante ne nii bu ñu la ci jàppee dañ lay tëj amende la 500 000 francs mën nga ci am juróomi atu kaso loolu la code pénal wax depuis 1966 lañ ko fi tegoon. naam nag li nga xamante ni moo am Sénégal muy loi yooyu nga xam ne ay 1966 lañ ko dëggoon teg ko mu nekk loo xam dafa xaw a méngoo ak diine di sàmm valeur dafa yàgg Sénégal yàgg na fi ñu mel ni ñoom Baye Niass ñu mel ni ñoom Serigne Fallou Mbacké. yàlla ñu yàlla tax seen i barke ñu mel ni ñoom sëñ Babacar Sy ñoom ak Seydou Nourou Tall rabi yàlla taala ñoom ñëpp yal na leen yàlla tax ci seen barke ñoom dañu booloon def benn comité boo xam ni lu jëm ci wàllu religion lépp lu ci état ji def da doon jokkoo ak ñoom ñu waxtaan ci fexe ba teg ci lu méngoog diine. loolu nag bokk ci lu doon ñàkk Sénégal da doon ñàkk Sénégal ci lépp loo xam ne tubaab bi jël nañ ko ba ko dugal suñu réew naam nag am na lu xew loo xam ne ñu négligé nañ ko ndax kat dama wax ne luy. sàmm ndono li loo xam ne day sàmm ndono li nga xam ne mooy sàmm ndono li mooy maanaam lépp lu Serigne Touba doon xeex El Hadj Malick doon ko xeex Baye Niass doon ko xeex Limamou Laye doon ko xeex mag ñi xeex ko ba samp ko fi nga xam ne boo demee Touba gis kat lii mag ñi lii lañ fa bàyyi. Touba boo demee ci Serigne Modou Lo Ngabou da ngay fekk ne Touba kenn du fa sol kenn du fa teg greffage waaw Safinatou Aman ñoo koy liggéey taxaw ci taxaw bu am solo bu mucc ayib Touba kenn du fa déglu musique kenn du fa sol lu gàtt Touba jigéen day muuru. kon lu tax ñu nangul ko Touba mu nekk loo xam ne lu mucc ayib la Safinatou Aman organisation boobu ñu def noonu nga xam ne dañuy lëkkaloo ak gendarmerie lëkkaloo ak police ba képp kuy def ñaawteef biir Touba ñu jàpp la bu ñu la jàppee dañuy tëj gendarmerie ci lépp loo xam ne diine da koy tere ndax naam loolu la Serigne Touba namoon loolu la Serigne Touba bëggoon ñu góorgóorlu Serigne Saliou Mbacké yàlla na yàlla taas ci barkeem nga xam ne dafa mës a liggéeyal diine daal di génnee école française Touba mais nañ ko dindi Touba ñu dindi école française Touba. daara alxuraan yi nekk Touba fes fa del loolu ñu nga xam ne waa Touba góorgóorlu nañ ko ba ñagee ko Touba mais tubaab bi fexe ba loolu suñu njiiti sàggan ba loolu Touba la yem yeggul Mbàkke ak mooy responsabilité bi ñu jógee ci loolu boo xoolee tey El Hadj Malick rabi yàlla taala anhu loolu moo doon liggéeyam tamit itam jàngale alxuraan ñag diine ñag valeur yi nga dem Kaolack itam même chose mais ñoom ñëpp farlu bi ci Touba farlu noonu ba teg ay ordre teg ay affaires yoo xam ne kenn du foowee Touba loolu dafa des ci yeneen angle te ñu bari yi ko waral mooy ay responsabilités yoo xam ne ñu war a sàmm données yi ñoo ko sàmmul ñun ñëpp dañoo am sëriñ gëm ko bokk ci tarixa yi bokk ci diine yi xam nañ ni Sénégal diine rek moo ko mën a sauver li koy firndeel mooy wax naa ko sànq ma ni code pénal bu Sénégal article 319 alinéa 3 loi numéro 66 16 dafa punir homosexualité depuis 1966 wax naa ko sànq ma ni léegi loolu dafa am lu doy waar loo xam daf ci am ñun comme yoon interdit na homosexualité lan moo indi suñu homme politique yi am ay relation ak homosexuels yi
lan moo tax góor jigéen bu ñu ko jàppee Sénégal duñ ko jàppee Sénégal duñ ko tëj lan moo tax góor jigéen bu ñu jàpp doo def weer ci kaso bi lan moo tax bi Abdoulaye Wade jàppee góor jigéen yi fële ca Mbaaw Sidiki Kaba mii nga xam moo nekk ministre des affaires étrangères moo nekk ministre de la justice tey mu nekk ministre des affaires étrangères moo soloon robu avocat am dem taxaw di défendre góor jigéen ñi fële ca tribunal di leen défendre teg ko ci affaire droit de l'hommiste parce que droit de l'hommiste ma leeral leen ni lépp loo xamante ni tubaab bi tëgg nañ ko ci bépp réew boo xam da nga bokk ci wàllu ONU maanaam ci organisation des nations unies ba bépp loi bu ñu fa teg moom moo supérieur suñu constitution maanaam loi yi ñu teg yépp loi yi ñu supérieur suñu constitution maanaam tey le protocole de Maputo Abdoulaye Wade moo ko signé woon te yooyu yépp mi ngi ci lépp lu diine di bañ mi ngi ci loolu ñuy dégg encore góor jigéen bi nga xam ne xam ngeen ko guddeeg bëccëg internet yi site internet yi di ko promouvoir di ko may doole parce que il faut ñu wax leen ngeen xam il faut ñu wax leen pour yéen ngeen mën a jóg parce que dafa am fu ma jëm ak yéen moo tax foog ma wan leen benn par benn ngeen comprendre lan lañ jublu ci lii ñuy def ni di souligner pour seetloo Sénégalais yi parce que Sénégalais yi dañuy nelaw te ku nelaw dañ koy yee su ma jógee ci loolu benn góor jigéen boo xam ne site internet yi comme ni ma ko waxee sànq dañ ko dooleel may ko doole muy wax lu mu bëgg wax ñu koy may site internet yi di ko yokk fit góor jigéen boobu ñu ngi tudd am zozozo damay jaar ci tur yi wax ko mu leer moo nekk li ngeen di gis moom dafa wax ci làmmiñu boppam ne ñu déglu ko ngeen xool bi ñu wax ci pouvoir Macky Sall bi ak nan lay jàppale Marème Faye Sall ñu dem tëjee. léegi dinaa génnaat. ndax Marème Faye moom sama Marème Faye la. Marème Faye sa xarit la waaw sama Marème Faye la. mais dëgg nañ sax bu Ablaye Wade jógee ci nguur gi. si nga amee audience ñëw Sénégal. déedéet loolu ay wax la rek nguuru Ablaye Wade da gën a neexoon sax. loolu ay wax la rek. loolu ay wax la man heure bu ma bëggee dem Sénégal dem Sénégal. mais am carte d'identité Sénégal bu léegi. maa ngi am sama carte d'identité soo bëggee ma woon la ko te ci CEDEAO yi sax laa am sax nag li jafe. moom suba su ma waree wote damay wote soo bëggee léegi ma woon la sama CEDEAO. suba électeur su jotee damay wote. man sénégalais 100% la. ban relation nga am ak suñu président Macky Sall. Macky aw ma ak moom benn relation lu du ma doon président bu baax. mais jabaram sa xarit la citoyen. mais jabaram sa xarit la. loolu duma ci sori en tout cas daal pare naa pour jàppale Macky Sall. pare naa pour jàppale Marème Faye. voilà léegi ma ñëwaat c'est-à-dire ñoo ko déggandoo quoi dégg ngeen ko mu wax ni moom dañuy jàppale Macky Sall dañuy jàppale c'est-à-dire lan moo tax ñoom ñu jàppale Macky Sall dama ko wax ni ma delloo si waat ma leeralaat ko ne leen code pénal au Sénégal article 319 alinéa 3 dama wax mu leer de ah numéro 66 16 dafa leer dama wax lu leer dafa interdire homosexualité punir ko kuñ ci jàpp dañ la war a tëj juróomi atu kaso amende la 500 000 francs loolu la code pénal boobu daa nga yoon depuis 1966 nga xam ne ñoom Serigne Fallou ak ñoom Baye Niass ñoo ko xeexoon ba dugal ko ci constitution ak institution yi léegi nag man dama bëgg indiwaat ma ne léegi góor jigéen ñi nga xam dañu am sañ-sañ ñu leen invité ñu ñëw taxaw ci plateau yi di wax ñu ne ibbil porondolu ci télé yi ñuy wax ci site internet yi di wax ci turu Sénégal góor jigéen ñi ngeen gis photo yi ngeen gis ñi c'est des góor homosexuels ay nit yoo xam ne Sénégal lañ nekk bitim réew di jaabante ay nit yoo xam dañuy wax di wan xale yi Sénégal ne leen ñun nous sommes free ñun am nañ buntu bu ñu jaar am nañ teranga àdduna ñun suñu affaire baax na ba pare état bi di leen dooleel li tax ma ne état bi da leen di dooleel mooy Sidiki Kaba bi nga xam ni moom laa sànq ni moom moo soloon robu avocat am di défendre góor jigéen ñi Abdoulaye jàppoon fële ca Mbaaw moom bi mu nekkee ministre de la justice fekk ci nguuru Macky Sall bi la dañ jàpp 11 góor jigéen yoo xamante ni fële ca Kaolack dañ doon takkante bañ leen jàppee ministre de la justice Sidiki Kaba bi ñu leen tëjee góor jigéen ñi moom moo leen génnee ñu jox leen ay passeport ñu génn Sénégal ndax lan Sidiki Kaba projet politique volonté politique am mooy dooleel góor jigéen parce que droit de l'hommiste la werante nag amul xëccoo nañ déglu Sidiki Kaba li mu wax ci propos ci wàllu tout ce qui est genre homosexuel bisexuel transsexuel en tant que ministre ku yor diplomatie Sénégal koo xam dafa yor passeport diplomate di dox ci jëm ci Sénégal dox ci nga xam ne moo jëm ci wàllu Sénégal di ko xeexal di ko liggéeyal ñu jël suñu contribuable di ko fay di fay ministère ñu déglu Sidiki Kaba li mu wax ci wàllu ngóor jigéen. Nous devons continuer à nous indigner comme la Ligue française a eu à le faire depuis l'affaire Dreyfus. Cette indignation doit nous habiter continuellement pour que nous puissions continuer à nous dresser, à nous engager, à nous mobiliser, à rester vigilants, à faire en sorte que tout individu, quelle que soit sa croyance, qu'il ait droit au droit, qu'il soit femme, qu'il soit enfant, qu'il soit autre chose, qu'il soit homosexuel, qu'il soit lesbienne, mais qu'ensemble, qu'on se dise, en le touchant, alors on a touché à la dignité humaine. Alors nous sommes debout. Ce combat est un bel hommage. Et je voulais le dire parce que la Ligue l'a incarné. ñoo ko déggandoo kooku mooy Sidiki Kaba bi Macky Sall nekkee au pouvoir ba tey moom la ñu njëkkoon def ministre de la justice ñu jógee ci fi mu toll nii moom mooy ministre des affaires étrangères
maanaam mooy nekk ci lépp lu nekk ci ñun ci diggante ak waa bitim réew kooku mooy Sidiki Kaba. léegi nag ñun volonté politique bi laay wax quoi maa ngi ci ñun wax naa ko fi sànq ma ni code pénal dafa criminaliser homosexualité maanaam pas criminaliser mais pénaliser c'est-à-dire benn la rek c'est-à-dire dafa criminaliser depuis 1966 lan moo tax ñun volonté politique suñu homme politique mënuñu respecté loolu. mu ñëw ma leeral maire yu Yëmbal bu tudd Bara Gaye ci plateau télé dafa toogoon ci benn plateau télé mu ne maire yu Yëmbal Bara Gaye dafa waxoon ni Babacar Ndiaye boobu passeport diplomatique la yor Macky Sall dafa nangu passeport diplomatique ci sëriñ si jox ko góor jigéen ñi loolu la Bara Gaye waxoon ba ñu tëj ko Bara Gaye moom maire yu Yëmbal la moom bi mu waxee loolu après Babacar Ndiaye bi nga xam ne mooy góor jigéen bi nekk Europe bi nekk bitim réew dafa weddi loolu da ko weddi ne moom passeport diplomatique am Abdoulaye Wade moo ko jox. ok anyway weddi wuñ ko ba tey volonté politique la mais dañ ne parce que passeport diplomatique day jeex léegi diggante moom bi muy am passeport diplomatique bi ak léegi passeport diplomatique bi war na si jeex kan moo renouveler ban pouvoir moo renouveler waat passeport diplomatique kan moo fi nekk ku mën a renouveler waat passeport diplomatique parce que passeport diplomatique depuis régime Abdoulaye Wade ak léegi war na jeex lan moo renouveler waat passeport diplomatique ok loolu benn en parenthèse mu doon tijji rek quoi dégg ngeen Sidiki Kaba li mu wax dégg ngeen am zozozo ñoom nee na dañuy jàppale pouvoir bi parce que ñun li ñu soxla ci discours bi mooy pour Sénégalais ibbi seen ba xam ne ñun valeurs yi lañ soxla li ñu soxla mooy valeurs yi li ñu soxla mooy képp kuy parti politique wala koo xam ne Sénégal moo la ñor nga wax ñu lan nga xalaat ci diine ak luy ñàkk valeurs yi ñun loolu mooy suñu problème lépp lu ñuy xeex ak lépp lu ñuy wax ñu ngi koy teg ci luy sàmm aada yi luy sàmm valeurs yi loo xam ne méngoo ak diine ba Sénégal mën a nekk réew mu mucc ayib nekk à l'abri te lépp loo xam ne nasaraan ñu ngi koy tëgg pour lor àdduna bi Sénégal bañ cee bokk ñun loolu mooy suñu programme mooy suñu activité mooy suñu xidma mooy suñu yitte mooy suñu pas-pas te loolu dara mënu ko def lu dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dara mënu ko def lu dul diine ndax damay wax souvent ma ni tey boo waxee charia wala nga wax diine jurit seen tim bopp ñooy jug dal sa kaw Sénégal ngay gis imam wala kilifa diine wala jurit bu taxaw di wax mënuñu dund charia tegu ko fenn parce que nee na charia comprendre lu charia jàng ko gëstuwu ko xamul diine bu baax ene mu dem jàng ko mu koy contre di ko xeex di dindi waxu Seydina Muhammad di ko daj yàlla ñu ci àll musal léegi nag gis ngeen volonté politique ni Sidiki Kaba wax na ne moom programme mooy fexe ba Sénégal ñu libre ci góor jigéen libre ci bisexuel ak transsexuel loolu duñ ko weddi ndax Macky Sall dafa teg ministère de la femme de la famille et du genre nag wax naa leen ko ne leen mooy tout ce qui est bisexuel transsexuel homosexuel lépp loo xamante ne nii rek dafa jëm ci wàllu ngóor jigéen ci góor ak ci jigéen ci àdduna bi yëpp loolu la genre di firi kon mënul firi leneen foofu ba pare bëgg a firi leneen fii problème mu Sénégal nag mi ngi nekk ci laïcité bi laïcité nag dama koy wax saa su ne musulmans yi seen jëm bopp xamuñu la mooy laïcité ñoo koy xeex ñoom ñooy samp laïcité ñooy xëccoo di wax ni non bàyyi leen chrétiens yi laïcité nangam chrétiens yi moo tax chrétiens yi ànduñu ci laïcité chrétiens yi ils sont pas laïcs ils sont catholiques la religion chrétienne est une religion révélée ñu yónni yoon ci Yàlla Insa ñëpp xam ko mu indi téere religion chrétienne day interdire sor lu gàtt il faut pas gars yi di jaxase léegi nag seytaane yi naafeq yi nga xam ne gëmuñu dara ñooy làqatu ci ginnaaw bëgg làqatoo catholique yi nan non laïcité la ñuy def comme ñu égal à te laïcité du loolu parce que la définition de la laïcité mooy la religion de ceux qui n'ont pas de religion dégg nañ ba taay imam Aliou Badara Ndaw di ko wax maanaam diine bi nga xamante ni mooy tax parce que religion mooy lay relier ci quelque chose chaque fois dama koy expliquer léegi nag bu la relier wul ci diine relier wul ci yàlla da la relier ci seytaane bis bu jot tubaab yaa ngi xëy di teg ay programme xool naka la ñuy def ba ngóor jigéen ki tasaaroo Sénégal tasaaroo ci àdduna bi ngóor jigéen ki tasaaroo ci xale yi ngóor jigéen ki tasaaroo fi ñun nag dañoo sàggante gi ñuy sàggan mooy sunu autorités yi respecté wuñu sunu loi yi wax naa leen ko sànq ne depuis 1966 le Sénégal criminalisé góor jigéen mais defuñu benn pexe defuñu benn kàttan jéemuñu lenn loo xam day tax ñu mën a xeex ngóor jigéen Sénégal defuñu ko parce que assemblée nationale mooy nangu loi yi nga xam ne mooy mën a tënk ba nga xamante ni góor jigéen du am baat fii dafa am kuñ naan Jean Karim Diouf benn waaye la joo xam ne ju bon joo xamante ne nii dafay nekk di dajale pétition pour góor jigéen yi am baat assemblée nationale maanaam 5000 signatures te loolu autorités yi ñoo ko wax parce que volonté politique la parce que bëgg nañ ñoom suñu autorités yi bokk ca ONU ñu ne leen ah non yéen vous êtes des hommes yoo xam vous êtes démocrates vous êtes des droits d'hommistes xam nga yéen respecté ngeen loi yi affaire yooyu moo tax ñu bëgg libérer góor jigéen yi Sénégal dafa am benn forum international boo xam dafa amoon Israël
muy forum international de l'homosexualité dafa amoon Israël drapeau Sénégal da doon flotté foofu werante mooy photo bi ngeen di gis nii photo bi ngeen di gis nii lii forum la gis ngeen drapeau Sénégal mi ngi ci drapeau Sénégal da doon flotté foofu góor jigéen dañu doon représenté Sénégal foofu noonu te Israël la amee lan lañ bëbët ci loolu lan lañ ci jublu kan moo leen may autorité kan moo mën a signer lu tax ba mu am drapeau Sénégal bu ànd ak ay góor jigéen yu représenté Sénégal foofu noonu ca Israël kan moo ko mën a may ko dul état donc kon ñun nañ bàyyi nelaw bi ñu xam ne lii raam daanaka egg na ci ñag bi bu ñu demee ba dugg ci ba loi yi nekk loi yoo xamante ne nii wala force bi nekk force boo xamante ne nii léegi ci biir loi yi ñoom respecté wuñ ko te ñu ngi dooleel góor jigéen ndànk-ndànk te ci këyit officiellement mën nañu ko gis nii ñu ne Sénégal dafa interdit homosexualité mais léegi comme genre dugg na genre bu duggee nag dañuy gis loi yi ñu tegoon dañu koy pousse ndànk-ndànk di ko delawaat ci loi yi nga xam ne ONU dëkk ay le protocole de Maputo ay avortement médicalisé ay bisexuel transsexuel waaw léegi nag dafa am loo xam ni c'est très important et fondamental ma bëgg ko chaque fois di souligner pour Sénégalais yi xam ko bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax 5000 signatures yooyu Jean Karim Diouf bëgg a dugal 5000 signatures góor jigéen lay ut ngeen xam ko mu wax leen ko te autorités yi ñoo ko wax ne ko mu ut ko pour mu dugal ko assemblée nationale boo amee 5000 signatures dañuy góor jigéen day libre Sénégal góor a góor dinañu mën a sëy ci dëkk bi maire bi autorisé ko buñ ko nangoo assemblée nationale te ñoom commencé nañ ko mu am nag sama benn waaju bu baax yu tudd Ibrahima Diouf ma nga États-Unis dafa commencé woon def benn pétition boo xamante ni pétition bi pétition wu pour criminaliser homosexualité la maanaam fexe ba am 5000 signatures ñun itam yoo xam dañ koy dugal assemblée nationale pour contrecarrer góor jigéen yooyu nga xam ñi ngi topp tubaab bi topp gouvernement du Sénégal topp Sidiki Kaba pour dugal góor jigéen bi nga xam ne bu 5000 signatures matee ci góor jigéen yi ñoom bu ñu fa jiitoo rek mooy ñun mënutuñu xeex loolu léegi nag Ibrahima Diouf moom bi mu commencé pétition bi mat na 8 mois ba léegi mënu fexe ba léegi mat 1500 signatures sax amaguñ ko ci ay réew moo xam dañ ne 95% de musulmans la 5% de chrétiens te ñoom ñëpp a gëm kenn àndu ci góor jigéen benn religion nangu ko ñoom dañ ne ku ne xam nga ni depuis 1966 mag ñu baax ñi nga xam ñoo fi nekkoon di xeexal diine nga xam ni tey ñoom dañ doon lijjanti diine bi di dem di xool politique bi nan la def ak diine bi ñoom 1966 lañ ko xeexoon mais est-ce que xam ngeen ni état du Sénégal ministre de l'intérieur du Sénégal dafa accepté 7 associations d'homosexuels juróom-ñaari association yoo xam ne ay góor jigéen lañ yoo xam ne c'est reconnu par l'État yoo xam ministre de l'intérieur moo leen jox récépissé caché yu mel ni ay série de femmes yu bari du jeex boo fi nekkee di ko cité du jeex est-ce que xam ngeen am na ay partis politiques yu nekk Sénégal yoo xam ni ay góor jigéen ñoo leen financé ay parti góor jigéen la ci opposition bi est-ce que xam ngeen ko est-ce que Sénégal xam ngeen ni am na parti politique yoo xam ni ay parti gay la pour ay góor jigéen alalu góor jigéen la ñuy campagne dafa am benn góor jigéen bu mag bu tudd Jean-Luc Moreau bu nekk France bu ne Sénégal bokk na ci réew yi ëpp lu muy jot subvention yu jëm ci góor jigéen parce que ñoom affaire bi ci feebaru sida bi lañ koy jaarale parce que góor jigéen yi feebaru sida bi ci ñoom la ëppee yëpp mu nekk ay mbir yoo xam ne dañ ko war a wax léegi nag bu njëkk nit daraan tiit boo amee doom bu jigéen di ñaan yàlla mu bañ a yàqu naan ay bu génnee xale yu góor yàqu ko ay lii yaa ngi ñaan yaa ngi fexe mu muur yaa ngi koy def ci diine mais léegi doom bu góor sax dalatul xel ndax day génn mën naa nekk góor jigéen fan la Sénégal jëm léegi yéen ak man li ma war man Abdou Karim Gueye li war comité de défense des valeurs morales li war collectif non à l'homosexualité Babacar Mbow li war képp koo xamante ni yaa ngi xeex li war Serigne Touba li mu def xeex ba sonn xeex ba xeexaleel xeex ba lu ne fekk ko ci ba samp Touba gee li war Alaaji Maalik ci njàngalem alxuraan tasaare Serigne Touba li war Baye Niass li war kilifa diine yëpp ñu samp ay jumaa di ñaf diine bi loolu moo ñu war ñun ñëpp léegi yéen sénégalais yi lan mooy seen part lan mooy seen wàll ci xeex li nga xamante ni mi ngi rab jóge ci tubaab bi di ñëw fii lan mooy seen part ci loolu léegi suñu politique yi nga xam ni ñun sàggan nañ ba dañuy teg ay nit yoo xam ni diine amuñ ci dara ñoo nekk au pouvoir lan mooy seen wàll seen ci loolu lan ngeen ci xalaat lan mooy seen gis-gis ndax candidat yi ñëw ñoom ñëpp bu ñu ñëwee ndax yéen di ngeen xool ndax ñoom wàllu diine ak wàllu valeur nañ ko bàyyi xel ndax yéen a ngi xool sénégalais yi fan la Sénégal jëm ndax kat ana benn loi bu bees bu tudd loi boo xam ni dañ ko wax ci wàllu éducation sexuelle France moo ko légalisé dañuy jëli benn femme française boo xam ni am na yu ndaw yu mu ci expliqué rek ñu dem jëli ko te ñëw vite fait lu gàtt rek laa ciy jël salaamaaleykum. Bonjour à tous, je me présente, Rania, mère de 2 enfants, dont une qui devait rentrer à la maternelle cette année. Je fais cette vidéo pour informer le maximum de personnes au sujet des séances d'éducation affective et sexuelle qui se mettent en place à partir de cette rentrée 2018 et ce dès la maternelle. La loi à ce sujet qui est passée en 2016 n'avait pas été effective jusqu'alors. Marlène Schiappa a
affirmé sur RMC lors d'une déclaration qu'elle comptait rendre effectives ces séances sur tout le territoire français. 3 séances, donc au minimum 3 séances obligatoires sur la sexualité à partir de 4 ans. Donc l'heure est très grave, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience de la gravité de la situation. Il faut savoir que cette hérésie qui ont décidé de mettre en place dans nos écoles découle en fait de documents d'un document qui s'appelle la Déclaration des droits sexuels de l'IPPF. L'IPPF, c'est l'Organisation internationale du planning familial. léegi dégg ngeen femme bi ah lu gàtt rek juste pour wax ni l'heure est grave parce que français kii c'est une française bu nekk France buy ñaxtu loi yi nga xam ne tubaab bi dugal nañ ko mu nekk loi boo xam ne day jàngal xale yi naka la ñuy sëyee jàngal xale yi naka la ñuy sëyee mooy dañu waxoon de 0 à 4 ans léegi yokk nañ ko nee nañ de 4 ans xaw ba CM2 je sais pas wala CM2 en tout cas xale yi moins de 15 ans dañuy jàng naka la ñuy sëyee ci école léegi loolu loi yooyu ñi ko dugal France ah mooy waa IPPF IPPF ñoom ñoo financé ASBEF ASBEF mooy association des sénégalaises de bien-être mooy association de bien-être familial bu Sénégal ASBEF ñëpp xam nañ ASBEF ASBEF boobu IPPF bi nga xam ne ñoo bëgg a dugal loi yooyu ñoo yor loi yooyu dugal ko France ñoom ñooy financé ASBEF kon loolu kay mooy loi yooyu day dugg fii ndax assemblée nationale bee ñu yor ñun ñaguñu ko ñag boo xam ni bépp loi yi tënk ONU loi bu ñu fa wax ne dañuy jàngal xale jigéen ñi sëy dañuy jàngal à bas âge yooyu yëpp ONU lu ñu fa signé rek day dugg ci dëkk yi bokk ci ONU yëpp te Sénégal ci ONU la bokk. maintenant nga bëggoon ñu wax ñu xool bu baax a baax xool leen bu baax photo yi nii gis nga ni ñaari xale yu ndaw la yu tëdd ñu bind ci kaw gis ngeen écriture bi ñu wax ni expliquer xale yi naka la góor a jigéen di sëy gis ngeen ko xam nga dessin yi da lay won ni ki ñuy jàngal xale la lii livre yu bees la yoo xam tubaab bi ñoo ko génne te yëpp day dugg ci réew mi ay UNESCO yi ngay dégg yi ngeen di dégg yëpp loolu mooy seen projet c'est-à-dire seen projet mooy fexe ba lépp loo xam ne sexuel la ñu dugal ko ci léegi nag ñoom dañ ne xale bu am 16 xale bu am 15 ans boo ko mayee soxna boo ko mayee jëkkër loolu ñoom ñu ne loolu c'est-à-dire da nga mayee xale c'est-à-dire détournement de mineur la c'est interdit mariage précoce la te yàq xale bi tubaab bi loolu lañ wax ñoom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ni jigéen dañ ko war a maye à bas âge dafa war a teel a sëy mën na sëy même à l'âge de 11 ans parce que jigéen day précoce des fois da ngay gis jigéen bu am 11 ans fekk am na jëmm 18 ans mais yàlla rek moo xam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu wax moom xam nga ni moom du waxee bànneexu bakkanam loolu Alxuraan moo ko confirmé léegi jamono bis bu jot day dox di ñu wan ni ñoom li Seydina Muhammad doon wax dëgg la léegi tubaab bi ñoom dañ ne xale bu jigéen bi amul droit sëy à l'âge am moins de 18 ans ku ko laal rek da nga def détournement de mineur wala mariage précoce te ñoom nangu nañ xale bu jigéen bi di mooy yàlla di njaaloo à l'âge de 15 ans à l'âge de 14 ans ñu koy jàngal di wane genre photo yi di leen jàngal à bas âge léegi yamatuñ ci loolu léegi ñu ngi dem di gën a wàcc di gën a fekk si xale yi ci jàngal leen naka la ñuy sëyee parce que dañu xale yi dañuy commencé fo mais bu ñu leen maye dañ leen bàyyi ñu fo comme ça léegi nag après bu ñu amee 18 ans ñu soog leen maye léegi ana waxu Seydina Muhammad fan lan la ci julliti wax yéen julliti Sénégal lan ngeen wax ci lii nga xam ne tubaab bi ñu ko bëgg dugal ci réew lan mooy seen xalaat ci li nga xam moo nekk tubaab bi yegg nañ ci mbon lu ñuy wax zoophilie nécrophilie maanaam seen loi yi dugg nañ ci toll na ci sëy ak xaj ñi ngi dem bay dugal sëy ak néew am na ñoo xam da leen neex ñun ñu deeñ la ñuy bëgg di sëyal ay loi la yu am ci biir tubaab bi ay loi la yoo xam tubaab bi accepté nañ ko ay ñoo xam ne dañuy bëgg ni ñoom seen xaj lañ bëgg a sëyal ñoo xam ne seen i fas lañ bëgg a sëyal tubaab bi toll nañ foofu léegi ñun ñu am valeur am aada am cosaan am Serigne Touba am Alaaji Maalik am Baay Ñas ñun père de famille ñun lan mooy suñu responsabilité ci loolu parce que suñu njiiti ñoom wax naa leen fi sànq wax naa leen Sidiki Kaba war naa leen góor jigéen ñi wax dañuy ànd ak APR dañuy ànd ak politiciens yëpp laay wax ñoom ñëpp a yem parce que Ablaye Wade moo jox Babacar Ndiaye mu passeport diplomatique xëy na Macky Sall moo ko renouvelé ñoom ñëpp a yem man dama ci je vous parle de tous les hommes politiques depuis Senghor ba léegi amu ci kenn ku am volonté politique boo xam ne pour ñàkk diine bi ak war pour topp diine bi Sénégal moo tax ñu mel ne ay ñoom comité de défense des valeurs morales amuñu seen fay ci wàllu nguur jigéen léegi nag sama waa ji dafa wax ni pétition bi ñoo ko déggandoo pour gars yi dem signé ko njëkkante ak ñi nga xamante ne ni ñooy góor jigéen yi fële ci assemblée nationale ndax instant yi àdduna bi toll na foo xam ne amuñu président bu am fulla boo xam day taxaw ñett tracé trait mais kenn du bàyyi góor jigéen muy am doole Sénégal lépp lu yonent bi doon bañ nga xam nañu njëriñu doomu aadama la lépp lu diine di bañ nga xam ne ñëpp kenn am njëriñu doomu aadama la fii ak l'au-delà ñu fexe ko ñàkk doo ko assemblée nationale parce que góor jigéen yi bu ñuy njëkkante pour dem assemblée nationale pour dugal fa pétition parce que xam nañ ne am na ay députés yu lay mën a jàppale foofu góor jigéen yaa ngi fépp ñu ngi fépp ci Sénégal boo demee Mbour góor jigéen yaa ngi festel chaque samedi day am ay soirée góor jigéen
ay soirée góor jigéen nga dem gis artistes yi di way góor jigéen yi nga gis photo yi ngay gis ni ay góor jigéen lañ yoo xam ne ci dëkk bi lañ nekk di dem di ñëw di wan xale yi ne ñoom am nañ teranga àdduna seen affaire yi baax na xale yi di gën a dellu ginnaaw di dëkk bi ni mu mettee xale yi seen xel di nekk ci góor jigéen boo nekkee góor jigéen da ngay am asile dañ lay may passeport dañ lay may visa dëkk bu la neex dem nga toog fa asile yooyu yëpp tax na xale yi amatuñu ngor te ñun imposé wuñu diine bi fësaluñu alxuraan bi ci daara yi góorgóorluñu fexe ba jël daara yi dégg ko ci école yi système d'enseignement et système éducatif bi dugaluñ ci diine xale yi di yàqu ñëpp di topp système tubaab bi àdduna bi si jaxasoo ñun jullit lan la ñuy wax Seydina Muhammad bu ñu jàkkaarloog moom ñun murit yi lan la ñuy wax Serigne Touba bu ñu jàkkaarloog moom ñun Tijaan yi lan la ñuy wax Alaaji Malik bu ñu jàkkaarloog moom ñun Tijaan yi lan la ñuy wax Baye Niass bu ñu jàkkaarloog moom Sëñ Fallou Mbacké mi nga xam dafa àndoon ak Baye Niass ànd ak Sëñ Babacar ñu góorgóorlu rey seen bopp ñafe ba di wax déggool di ko bind ay lettres di ñafe di teg di samp ba teg constitution bi ko Senghor di def ñu mën a dugal seen i loi yoo xam day ñàkk diine yi góor am droit am ñeenti jabar lépp loo xam méngóo la tubaab bi ñu teg nga xam ne code de la famille Sénégal ñoom lu mu dee góorgóorlu nañ ci naka la Sénégal mën a nekkee dëkk boo xamante ne nii dañuy légaliser cagatu jigéen day cagatu di jaay boppam yor kartam police jàpp ko xool carte bi ne ko légal nga demal xam nga ne loolu Baye Niass yëgu ko xam nga ne loolu Serigne Touba Khadim Rassoul loolu taxuloon mu dem géej loolu taxuloon Alaaji Malik taxaw di bind ay xasida di yar loolu taxuloon Baye Niass di xeex loolu taxuloon suñu mag ñi di xeex tey ñun ñi sàmm ndonga ni lan lañ ci sàmm Charlie Hebdo gee nga xam ni moo taxoon Macky Sall dem di marche waa dañ fa rey bi ñu ko reyee ki ko doon témoigner ci bërëbu liggéeykaay bëgguma dugg ci ay tur détail tur yi laa jàppul dafa wax carrément ne ko Charlie yow muy tëdd ki tëdd fii nii ne ko man maa ngi tudd nangam xam naa ne yow góor jigéen nga taman nangu naa la sa góor jigéen maa yow seeni nangami at nekk ay góor jigéen man sax sama far nga woon ñooñu la Macky Sall demoon di marche ñooñu ñoo taxaw Jeune Afrique bi bërki démb dafa caricaturé Serigne Touba caricature bu ñaaw ko ni mu def Seydina Mohamed ñun ñëpp ñu génn ci mbedd bi dem Obélix daane Macky Sall dañoo bëgg Jeune Afrique numéro boobu rek bu ko fi kenn jaayati Jeune Afrique ba léegi ñu ngi koy jaay Sénégal numéro boobu boo ko soxlaa boo demee am ko volonté politique la ñun ñëpp lu ñu bëgg mooy dooleel lépp lu tubaab bi di xeex lépp lu tubaab bëgg dugal ci àdduna bi ñu tas ko pour ñoom seen diggante seen relation ak tubaab bi rafet seen relation ak tubaab bi nekk relation boo xamante ni te seen yoon nekku ci ñoom seen accord diplomatique rek la ñuy xool moo tax ñun tey loolu leen indiloon pour leeral leen ko ci wàllu valeurs yi et tout te ñun lépp lu ñu mën a def ci xeex ko ci ñafe ko dañ koy def ñu dem déglu Adama bu comité de défense des valeurs morales gis-gisam ak point de vue par rapport ak l'homosexualité jërë ngeen jëf salaatu wasalaam. ñu ngi ci danger yu mag a mag danger yi mooy ñoom ñu ngi jéem a dugal homosexualité jéem nañu waaye xam nañ ni résistance am na tactique bi ñu def nag ba dugal ko France moom lañ lañu décidé def ko fii ci Sénégal ak ci àddina bi yépp France toll na temps yoo xam ni ñeent fukki at ci ginnaaw boo fa waxoon waxi ngóor jigéen ñëpp fàq yat nga jóge fi waaye fi ñu ko jaarale mooy ci éducation fi ñu ne léegi fa lañ koy jaarale mooy éducation maanaam fexe ba ca école ba bu xale yi nekkee xale yu ndaw ñu commencé di leen suuxat ci ñu xam ni góor mën naa nekk ak góor mën naa nekk ak jigéen mën na tamit décider nekk góor ni ko maanaam góor ak jigéen daal choix la du loo xam dañ koy judduwaale yooyu mooy genre bi nga xam dinañ ko dugal ci école loolu tax ñu incité trop pour dugal éducation sexuelle bi dès maternelle loolu la ñu wax léegi à partir de 4 ans 5 ans dafa war a dugg te li gën a graaw mooy commencé nañ ko nii ci France te à partir de UNESCO tamit bi nga xam moo yor yépp luy éducation ci àddina bi donc ñoo azulé seen directrice bi joxe na directive pour ñu commencé ko ca monde bi yépp bind na circulaire bi te li ma jural Berlin foofu ci Allemagne mooy semaine bee passé rek am na xale boo xam ne 10 ans la am waaye dafa violé moroomam te ba li ci gën a grave moroomam bu góor la violé loolu mooy wane nit boo koy wax leen di ko wax toujours li muy mujj mooy moom mujj bëgg ko appliquer waaye tamit fi ñu koy jaare mooy màbb kersa na màbb ñoom fa lañ ko jaare Europe mooy clip yu bon yi nga xam gis nañ ci bi yenn rappeurs yi yenn ñenn ñi woykat yi commencé di génn ci télé bi parce que kersa bu màbbee nga xam ni nit ñi rusatuñu dara loolu point bu important la ci diine gi nga diine kersa daf ci am solo boo ko màbbalee rek màbbal nga lu rëy ñoom xam nañu loolu parce que dina permettre nit tamit loolu mooy may nit tëb ba sañ taxaw naan mariage homosexuel dama kii góor la man góor laa dañoo bëgg a dem ca mairie ba ñu mayee ñu xam nga foofu fu kersa am doo ko ñemee yëkkati sax
ok donc nag li ñuy wax rek mooy mbir mi ñëpp war a jóg bu kenn toog ndax yàlla moom bu mbon di tasaaroo bis bu ne ñu wax ko ñu toog di seetaan buy mbugal du yem ci bopp ña ko daan def waaye ñëpp lay maasale mbugal borom xam-xam yeeg ñëpp ba pare dina jël ñi gën a bon ci yéen na ñun def leen ñu jiite ñu ba pare ñu gën a baax di ñaan te kenn du ko nangu. bon dégg nañu Adama Mboup bu comité de défense des valeurs morales je crois que message bi leer na dégg ngeen ko bu baax a baax li mu expliqué mais juste rek man li may tëjee tey émission bi mooy wàllu pétition bi nga xamante ni sama waa ji aspirant Dieng boo demee Facebook boo defee aspirant Dieng di nga mën a signer ci pétition bi ku ci moom plus de renseignements parce que pétition bi 5000 signatures lañ soxla góor jigéen ñi ngay góorgóorlu ci Jean Karim Diouf pour dugal ñoom seen pétition assemblée nationale te suñu homme politique léegi nag man sama kàddu bu mujj mooy déglu leen bu baax li may wax muy musicien mbalaxmaanu rapport muy mbër ci télévision presse écrite ku mu ci mënti doon site internet képp koo xamante ni yow yaa ngi dooleel ak mbon Sénégal ci wàllu clip parce que à force de voir le mal ça devient banal parce que ñun xam nañ seen propagande ak seen politique lan la mooy ñàkkal fayda gis-gis yi ci ñaawteef ba nit ñi dem ba ñàkk jom ba xale yi dem ba duñ dara du leen saf léegi nag muy film di lépp loo xam yéen a ngi koy def ñun nous sommes prêts comité de défense des valeurs morales mouvement nitu dëgg association collectif non à l'homosexualité non à la franc-maçonnerie dañuy taxaw ferme amul télé amul kilifa amul homme politique amul kenn ci yéen koo xamante ni bu ñu ko gisee muy def naka sul noonu duñ dal ci kawam amul lu ñu mën ci moyen dinañ ko def ci lu ñu yoon may bu weesoo yoon na bu laajee force ñu def ko wàcc ak yow ci mbedd bi duñ ko seetaan ci benn yoon kenn koo xam ne da ngay dooleel góor jigéen wala ngay dooleel avortement médicalisé wala ngay ñàkkal fayda parce que même film yu bëri yu gars yi di joué nii yenn théâtre yi gars yi di joué nii di woo ustaas yi ñu ciy waaraate yépp pour dëggal pour jéem a nangul leen ni mën na nekk papa ak doom mën nañ sëy maanaam su fekkee dañu def pour mën a légaliser avortement médicalisé la parce que bu dee xale bi papa moo jur doom papa ji moo juraat doom ji lan la ci dañu war a mën a rey xale bi yooyu yëpp xam nañ ne loi yi muy féministes yi ñu bëgg dugal fii yëpp mooy tubaab bi di imposé te association yi nekk fii yëpp féministes yi nekk fi tubaab bi financé leen pour ñu dooleel yooyu bon yooyu ci dëkk bi pour gars yi nangu ko ci loi yi loolu kese la te état mu nekk ci ginnaaw donc amul bu leen foog ne lépp lu ngeen def seen théâtre yi ngeen di joué seen film yëpp ñun xam nañ ko te képp koo xam def nga si lu dul noonu wala nga koy dooleel muy télé ñun faale wuñu leen muy rajo muy homme politique ak ku mu ci mënti doon nañ la dénoncé ci 30 minutes ensemble nañ wàcc ci mbedd bi jàmmarloo ak yow nañ def lépp lu ñu yoon laaj maa ngi nii gërëm bu baax di leen ñaan yàlla ngeen jégal ma su wax ci dëgëre ngeen xam ni dafay baax des fois duñu mën a wax lépp sax day baax des fois ñu souligner yenn yi ibbi bëtu Sénégalais yi di leen baalu àq lu fi baax ngeen xam ni suñu borom subhanahu wa taala la lu fi bon ngeen xam ni man mii rek sama doye bi ak sama ñàkk tey di leen baalu àq bu baax a baax di wax ni leen joxaat beneen semaine incha allah ci 30 minutes ensemble di gërëm ñi fi jaar ñëpp Adama Mboup comité de défense des valeurs morales